rek ci wolof di leen xamal ni ndaje mi ndaje la moo xamante ni kuréel yi nga xamante ni dañoo séq mbirum tasum xibaar ci réew mi nga xamante ni dañoo booloo nekk ci beneen kuréel bu ñu woowee CAP muy coordination des associations de presse maanaam kuréel bi lënkale kuréelu journalistes yi ak techniciens yi ñoo ko séq convention boobu coordination boobu nag seetlu nañ ci association yu bëri ko dalee SYNPICS CDEPS APEL URAC CORED CJRS association techniciens yi CETEPAS association UNGPS bi regroupé photographie ak preneur d'image yi maanaam tey mun nañ ñu koy tënk njabootug journalistes yi yëpp ak techniciens yi ñoo daje fii ngir àddu ci li nga xamante ne xew na dal na suñu kaw ci jamono yi ñu weesu loolu d'abord dañuy njëkk ne dañu koy ñaawlu bu ñu noppee ci ñaawlu gi dinañ wax li nga xamante ne mooy suñu mbébét ñun ñëpp bu ñu ci noppee dinañ àddu jëmale ci décision yi nga xamante ne jël nañ ko maanaam action yi nga xamante ne fas yéene nañu doxal ko ci bés yi di ñëw ngir gën a jëmmal lii nga xamante ni mooy suñu naqar ba pare nag jublu ci action yooyu ngir saafara am ci bu ko defee li ñuy wooyee tasum xibaar ak li mu doon ci démocratie fii ci Sénégal ñu gën koo ñoŋal lépp lu ci tax tamit ñu dindi ko dañuy tàmbali donc di ñaawlu mbir yi nga xamante ne am na fi te dal na ci kaw journalistes yi ñuy fàttali ne bi mbir mi tàmbalee ba léegi li ñu njëkk a seetlu mooy ay xoqatal ay menaces ay saaga yoo xamante ne dañ ko jëmale ci ay woy taskati xibaar bokk na ci yu ñu gën a ràññee journal Les Échos bi njëkk a joxe xibaar bi te ko jiite lu ne daj na ko lu ne dégg na ko te pourtant de xibaar rek la joxe Maïmouna Ndour Faye di suñuy mag nekk fële ci 7TV yi yéen a ngi fàttaliku am na ko xam ne sax dafa dem ba yu ko yónnee message direct di ko saaga di ko menacer ne kii dañ ko war a rey ñu yegg ci teg ci ne journaliste RTS yi gis ngeen ko bërki démb Thierno Dramé deful lu dul wax tënk ci wenn wàll am ñoo xamante ne dañ ko commencé attaqué ci réseaux sociaux yi ba ci chaîne d'information en ligne Actu 221 xamante ne seen benn ndaw bu nekkoon fële ci Colobane keroog ñi ñu wooyee nervi am na ci ku dem ba ci buntu këram joxoñ ko baaraam ne ko yow fu ñu tasee dinaa am nu mu la def donc muy ay xoqatal yoo xamante ne dafa jóge ci ay nit ñenn ñi identifié nañ leen maanaam xàmmee nañu leen xam nañ leen ña ca des dañuy utiliser faux anonymat nekk ci réseaux sociaux yi dem na sax ba si yenn activistes yoo xamante ne dañuy jël ay photojournalistes bu ñu def seeni loolu ñuy tuddee live di ko wane loolu mooy dem leen ngeen dal ci kaw kii loolu mooy li ñu njëkk a ñaawlu li ci tegu ñun journalistes yi dañu am àq ak yelleef di dem di jëli xibaar di ko jox askan wi keroog ba ñuy vendredi àjjuma 26 février bi ñu ne dañuy xool ndax assemblée nationale ne day xool ndax day yëkkati malaanu kirlaayu ki ñu topp benn journaliste teewu fa te pourtant de loolu séance plénière la war a doon naam sax assemblée nationale depuis décembre am na ay cas de Covid yu fa amoon ba ñu ne dañuy wàññi duggin bi ak teewin bi waaye terewul lu toll nii lever immunité parlementaire koo xamante ne député la xamante ne bu weesoo parti politique am Sénégal yépp la fa toogal defe nañ ni waroon nañu ut ay saafara ba fexe nit ñi xool débat bi même bu fekkee dañ ne
pour des raisons de sécurité maanaam pour seen kiirlaay ci wàllum santé mënuñoo may journaliste ñu dugg waaye ñun li ñu jaaxal mooy waroon nañoo teg boobee ak ci xarañte yu bees yi mënoon nañu teg yoon woo xamante ne dina may sénégalais yépp ñu suivre la fay xew donc loolu tamit agression la gis nañ tamit keroog bi nga xamante ne ki ñu topp dafa waroon dem tribunal journalistes yi di ko couvrir am na ci jamono yoo xamante ne préfet de Dakar nee na nañ leen gazé maanaam nañ leen sànni lacrymogène yi naam sax nee na moom ba mu koy wax jublu ci woon directement journaliste yi waaye dégg nañ ko ñëpp dégg ci suñu nopp ñun ñëpp la topp donc loolu it di benn agression boobu sax bu ngeen seetloo ak mbir yi ni mu pëccëxoo woon foofee am na ci suñu ñeenti naataango yoo xamante ne te bizarrement ñoom ñëpp ay caméraman lañ ñi gaañu ñëpp ci bés boobu ñaar gaañoo nañ fële ci Mermoz ñaar gaañoo nañ ci ngoon si fële ci gendarmerie bu Colobane ñi gaañoo Mermoz ay projectile nañ ñoo dal seeni tànk ñi gaañoo Colobane ay manifestants ñoo leen diir ay xeer di leen ko sànni ba ñu jëlee ci ñaari gaañu ca ëllëg sa sax am na beneen mbokk caméraman boo xamante ne bi muy couvrir fële ci université ci lañ ko dóor xeer defe naa ba mu am gaañu bu mag ci kanam gi bu yooyu weesoo natt nañ tamit ni ñetti fan ci weeru mars bi kuréel gi ñu woowee CNRA dafa jël décision communiqué ne artu ñetti télé bés bi ci tegu mu coupé signalu ñaari télé yi ñun ñu ne te ba léegi nii ci ñun xibaar yi ñuy taataan foofee ba léegi joxuñu ñi ñu dagg seen signal joxuñu leen sax këyit bu maanaam notification bu wane ni dagg nañ sa signal dagg nañ ko daal ñetti fan yi ba ñetti fan yi jeexee ñu delloo si ko ñeenteel bi nga xamante ni tamit lu ñu naqari la lu ñu ñaawlu la mooy attaques yi nga xamante ni daanaka ay attaques yu coordonnées la yoo xamante ni dañ ko jël jëmale ko ci ay këru tasu xibaar ñu ngi fàttali ne juróomi fan ci weeru mars ci guddi bi nga xamante ni journalistes yi ñu ngi foofu ñii di boucler ñii di continuer di liggéey ci rajo bi am na ay samba boy yu dem groupe Futurs Médias benn bunt la am ñu gaare ci bunt bi taal essence ci bunt bi taal ay oto ci bunt bi heureusement jotuñoo yegg ci kaw bu ñu yeggoon ci kaw xëy na leneen nañuy wax tey guddi googu ci boppam beneen groupe wala même groupe bi xamuñu en tout cas samba boy yi dem Soleil foofu tamit bañ fa demee même chose dañ fa def sànni fa ay butéelu essence jéem a dugg ci biir jéem a yàq foofu jéem a yegg ci ñu fay liggéeyee ñu defe ne ñu ne déetawaay ba ñu xëyee ca suba sa fële ca Mbàkke ay nit tamit dem attaqué station RFM ba fa ne ñu ne xanaa fii la yem ñu teg ci fan ci ngoon si ay nit dem fële ci TFM sànni fa ay xeer toj fa ay vitre jéem a dugg heureusement fekkoon na ñoom ñu am ñu jël seen kiirlaay ba ñañ fa tegoon ñoo leen ci mujj xëy na sauvé ak yàlla bi nga xamante ne mooy suñu borom donc lii mooy li nga xamante ne dañ koy ñaawlu ba fi ñaawlu yem di laaj nag nguur gi mu def ci liggéey bi ñu ci war a def ndax warul jàll parties et profit bu ko defee ñu jublu léegi nag ci laaj yi nga xamante ni ñun association yëpp bi ñu jokkoo ba noppi waxtaan suñu biir jàpp nañ ni dañ ko war a jëmmal jamono ji ñu ne bi ci njëkk mooy dañuy ñaan njiitu réew mi mu dissoudre CNRA mooy kuréel gi nga xamante ne mooy saytu liggéey bi nga xamante ne moom la këru taskatu xibaar yi di def ñun dañu ne CNRA boobu bi code bi bees bi ñëwee ba léegi dañ ko waroon a changer
tuddee ko ARCA mu nekk kuréel gu bees kuréel gu am ay moyens yu bees kuréel gu am pouvoir bu bees kuréel bu séq ñëpp ñu nekk ci secteur média bi ndax CNRA am na sax ñenn ñu nekk ci secteur média bi ñoo xamante ne mënu leen wax wow na wala tooy na donc ñu jàpp ni ginnaaw loi boobu projet loi boobu pare woon na fii ak ñetti at ci ginnaaw ba léegi noppi na ñu ne nag jot na pour ñu réorganiser suñu secteur ñu jëmmal ARCA bu bees boobu waaye nag ñu ngi tamit di fàttali di artu ne ARCA boobu bu fekkee dafa nar a nekk comme CNRA maanaam palin wi di jóge directement rek ci di lalu ci yaama neex bu boobaa xëy na dina dëng moo tax ñu ne neem nañ koy defee ci yeneen réew yu am démocratie dañoo soxla bii yoon bu ñu tegee ARCA boobu ñu def lu ñuy wooyee appel à candidature bu ñu defee appel à candidature xamuñu ku ñu koy dénk nag mën nañ ko dénk benn cabinet mën nañ ko dénk ministère mën nañ ko dénk ku mu mënti doon bu ñu defee ba pare nga xamante ne procédure bu leer lay doon ñett ñi nga xamante ne ñoo la seeni tur gën a ñëw ñu jël liste boobee jébbal ko borom réew mi yow njiitu réew mi astafurlah borom réew mi moom defe naa yàlla la ñu jébbal ko njiitu réew mi bu ko defee njiitu réew mi mën a tànn ci ñetti ñooñu te bu ko tànnee it mu nekk koo xamante ne mandat inamovible am maanaam ci biir mandat am kenn mënu koo dàq kenn mënu ko def dara bu ko defee moom tey du am beneen mandat ndax bu ko defee moom mu mën a doxal liggéey bi nga xamante ne jamono jii suñu démocratie soxla na ko ndax dafa am désordre bu bëri bu am ci média yi te tamit il faut que ñu xool nan nañ koy régler loolu mooy bi ñu suñu laaj bu njëkk suñu ñaareelu laaj mu ngi jëm ci li ñu wooyee loi d'accès à l'information gis ngeen ko keroog am na ay journalistes yu bëggoon dem ci benn béréb boo xamante ne béréb bu public la pour def seen liggéey ñu ne leen du ngeen dugg ndax Covid ndax nangam bu fekkoon ni Sénégal am na loi d'accès à l'information genre cas yooyu loi bi dina ko prévoir ba ne bu fekkee ni pour raison sanitaire wala pour raison sécuritaire wala pour nangam nii la demee accès à l'information moom comme dafa war a am maanaam jot ci xibaar bu nga war a mën a jottali dafa war a am par force donc loi boobu dina mën a jëmmal ay mécanismes yoo xamante ne mooy may yu mel noonu dootul am ndax xam nga benn ñaari yëf dafa am ñu ne la doo fi artu nga dem woy kaas yuuxu woy dénoncer après ñu jàll ci la ca des wala nga fexe noo xamante ne lu mel noonu dootul am naam sax te ñu xamal leen ko tamit parce que loolu tamit vérité la man mii ak sama rakk ji di président CJRS assemblée nationale dalal nañu loolu après xëy na bu ñëwee ci question yi dina leen wax nu mu demee donc muy suñu ñaareelu laaj suñu ñetteelu laaj nga xamante ni jàpp nañ ni dafa war a am mu ngi jëm ci lu ñu wooyee loi sur la publicité Sénégal 1983 la amoon loi sur la publicité daanaka loi boobu am na ñeent fukki at te loi boobu sax décret yi ko waroon a jëmmal ba léegi kenn jëlu ko loolu boo xam naa suñu président bi fi nekkoon à l'époque Abdou Diouf la tuddoon te publicité mooy liy dundal média surtout média privé bu ñu deful loi bu bees boo xamante ni te ci biir loi boobu dañ ciy dëxëñaale li ñuy woowee financement du service public ñu xam réew mi ñu ne ak démocratie bi ñuy woote média public yi seeni koppar li leen di dundal fii lay jóge média privé yi seeni koppar ak li leen di dundal ci loi publicité bi la war a jóge ñu xam ku ci ne pàcc wa nga ca war a am te bu boobaa sax ñu beral loxo média privé bi nga xamante ne xëy na du jot ci moyens yi jógee ci état bi loolu jàpp nañu exigence la boo xamante ne dañ ko war a taxawal dañ ko war a jëmmal ci jamono ji ñu nekk donc muy ñetti poñ encore une fois bi si njëkk mooy CNRA moom na dakk ñu indi ARCA jox ko doole tànneefu njiitu ARCA jaar yoon ñu boole ci mu jaar ci li ñu woowee appel à candidature bu ñu si paree ñu jox liste bi ki nga xamante ne mooy nekk ci boppu réew mi bu boobaa kooku tànn ki nga xamante ne mooy diriger ARCA bi ñaareel bi mooy loi d'accès à l'information jàpp nañ ni war nañ ko wote loi bi sax pare na projet de loi bi mu ngi wër mais comme d'habitude rek Sénégal bu ñu tegee dara dañuy toog di xaar ba xëy na bay wéy mbuus ñetteel bi encore une fois beneen loi la muy la loi sur la publicité donc ñett yooyu mooy demande yi nga xamante ni bi ñu waxtaanee suñu biir jàngat li xew
ñett yooyu nañu tënk ne war nañ ko mën a def am na yeneen yu si tegu nag yoo xamante ne xëy na dinañ si ñëwaat ci kanam wala dinañ si ñëw ci beneen yoon ñu mujjee ne lii mooy li ñu tënk nag ginnaaw bi ñu naqarloo ginnaaw bi ñu laajee ay revendication li ñuy tënkee mooy li nga xamante ni dañ ko jàpp li ñu jàpp mooy bu soobee yàlla dinañ fësal suñu naqar jëm ci violation yi am yépp xoxotel yi attaques yi saaga yi coupure signal yi taal lépp il faut ñuy wane suñu naqar te fas yéene nañ ko def ci benn doxu ñaxtu maanaam taxawu ñaxtu sitting boo xamante ne dina ko amal ci jamono yi di ñëw di bu boobaay duñ fa yeggee dinañ leen wax fan nañ koy amale dinañ invité journalistes yëpp ñi nekk activité ak ñu nekkul activité ñi nekk ci biir rédaction yi ak ñi génn ci rédaction yi dem ci yeneen i kuréel xale yu ndaw yi ak mag ñi nga xamante ne foo nekk nii ñoo ñu war a uuf ñëpp dinañ leen woo ñu daje wane ni ñun ñii ñëpp benn nañ te it li dal suñu kaw ak fu mënti jóge lu ñu naqari la te dañoo bëgg ñu andi ci saafara benn bu ñu defee loolu ba pare fas yéene nañ defar benn mémorandum mooy këyit goo xamante ne day tënk naqar yi ñu am yëpp ba pare tënk yoon yi nga xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ci jaaree naqar yooyu dootul am bu ko defee presse sénégalaise mën a doon la mu war a doon loolu mémorandum boobu dinañ ko rédiger en marge du sitting bu ñu noppee boole ko ak benn lettre jébbal ko ki nga xamante ne mooy njiitum réewu Sénégal jamono yi ñu toll bu ko defee parce que jàpp nañ ni moom rek moo mën a jël ay décision yoo xamante ne day jëm ci jëmmal média dans un cadre démocratique sans parparloo wala leneen ndax moom mooy njiitum réew mi actuellement donc loolu mooy li nga xamante ne jàpp nañ ko bu loolu yëpp weesoo nag bëgg nañ tamit ndax médias yi dañoo bëri ay problème léeg-léeg ñuy dégg yuy jóge ci askan wi di jëm ci médias yi am na critique yu bëri yu ñuy wax médias yi yooyu këru médias yi dañuy jànkonte ak ay jafe-jafe fu mu nekk nii dañoo nekk ci beneen ère bu bees boo xamante ni réseaux sociaux yi internet ak diffusion en ligne yi loolu lépp il faut ñu càmbar ko te càmbar googee warul nekk càmbar bu ñuy imposer càmbar la boo xamante ni ñun ñëpp ñoo war a toog boole ko ak ay sociologue ay ay juriste ay nangam-nangam ñu xool suñu naka nañuy tëggee suñu cadre médiatique au Sénégal une bonne fois pour toutes nga xamante ne képp ku ci mën a yëngu di nga ci mën a yëngu li nga ci war a jëlee di nga ko ci jëlee li nga ciy war a gañe di nga ko ci gañe mais mission bi ñu la dénk yi di nga ko taxawal te du am benn ngaañ loolu jàpp nañ ni pour mu am il faut ñu organiser lu ñu wooyee assise des médias te loolu tamit bokk na mooy suñu dernier poñ bi nga xamante ne moom lañ jàpp ci ndogal yi ñu jël donc ma leen di gërëm di leen sant encore une fois di ñaan encore une fois journalistes yëpp ñu doon benn bañ doon di boddi compter wala di jaxasante suñu biir liberté éditoriale dafa am man ni may bindee bokkul ak ni lycée di bindee bokkul ak ni kan di bindee et cetera mais ñun ñëpp règle bi ñu war a tënku benn règle la mooy règle sacralité des faits benn ñaareel bi seetlu nañ ni solidarité bi war a am dëggantaan diggante sax woyu këru taskatu xibaar yi amul ndax bu ñu nee coupé nañ signal diw mais télévision yëpp te mu dal seen kaw jàpp nañ ni waroon nañ au moins coupé ñoom it seen signal même bu dee 2 minutes même bu dee 2 minutes ñoom ñëpp ñu def écran noir pour wane ne lii naqari nañ bu ñu nee taal nañ RFM jàpp nañ ni rajo yëpp ak télé yëpp waroon nañu jël sans que ñu coordonné ko ku ne si ñoom def benn page noire wala wane en tout cas am nenn loo wane ni lii ñu def sama morom mi neexuma ndax bu ëllëgee ñi def loolu mën na ñëw ci yow tey xëy na nii la demee mais ëllëg mën naa demee neneen ñetteel bi mooy saa su ne dañuy dégg nit ñi sax di ñu féewale naan yéen waa presse bi yéen journaliste Macky Sall ngeen yéen presse kenn waru ko nangu presse Macky Sall ak presse Matar Ndiaye ak Moussa Diop amul presse benn la liggéeyam benn la mission benn la donc mooy terminer foofu rek pour wax ni solidarité bi warul nekk affaire naafeq dafa war a nekk lu ñuy jëmmal dafa war a nekk lu ñuy doxal
ba pare nag nekk lu ñu gëm te du weesu bu ñu waree waxante dëgg kuréel yi war a dox loolu dinañ ko dox donc en gros daal lii nañ ne woon tey dina leen ko andil